asalaamaaleykum Jules Baldé Sport Inter mi ngi lay nuyu. maa leen di fay di leen ziar di nuyu monde entier di nuyu sama sëriñ seen atem Mbacke yàlla na fi yàgg te wér. Jules Baldé yaay entraîneur Ama Baldé ñu xool ni Ama Baldé ak victoire yi mu jóge yëpp mu toog boobu léegi mënul am combat lan ngeen xalaat ni xëy na moo téye combat bi. waaw chaque jour moo wax rek moo waxee gars yi bind comment li ko téye mooy mbër yi ci si kaw am egg na si kaw quoi ñi si kaw ñoo ko ragalee xel xam ne boo ragalee xel doo ko jël loolu la quoi. waaw mais comme combat bi ñu doon wax ci ay Siteu est-ce que yéen da ngeen d'accordoon pour bëre ak Siteu wala Siteu moo bëggoon bëre ak yéen. non Siteu bu nee ba di bëgg a bëre moom rek day fekk ñu nar a def année blanche jël ko bëre moom waa nag fi ñu toll ñun année blanche sax jar na def année blanche sax bañ a bëre Siteu ndax ñu si kaw day war a bëre ñoom. mais dafa am koo xam ne nee na ma woon Ama Baldé jox revanche guy gi sax wala Tapha Tine moom moo ko gënal yéen loolu lan ngeen ci xalaat yéen. waaw loolu mooy yoon bëre Tapha Tine wala bëre guy gi sax moo gën bëre Siteu ndax ñu dañ dem ba si kaw ba pare li bëgg a wàccaat chaque jour ñuy maye chance loolu amatul njëriñ quoi. mais seen combat ak Gris Bordeaux moom lan moo ko téye moom. ah si Gris Bordeaux dese ndax ñu pare nañu si Gris Bordeaux dese. nit ñi nag coow li bari na da ngeen bëre ak Balla Gaye mu daan leen ngeen jël Eumeu Sène mi nga xam ne yéen a ko daanoon alors mu nekk combat bu am enjeu léegi yow Ibou lan nga ñu mën a wax ci combat boobu ak fan la combat bi toll ci yéen. waaw combat bi moom ci defet lañ jóge waaw nag bon même defet lañ mais liggéey nañ li ñu waroon liggéey yëpp yàlla xëy ñu keroog bon yàlla def na aussi ñu amaat combat ki nga xam ne mooy roi des arènes yàlla boolewaat ñu ñu ngi ñaan yàlla may ñu ndam ñu ngi préparé Modou barki démb la dem États-Unis ñu ngi liggéey bu baax pour di mën a daan Eumeu Sène ba yàlla daal yàlla may ñu daan Eumeu Sène jël roi des arènes. waaw Eumeu Sène dafa am lu mu wax nee na moom ku ko dóor yat di nga ko abal yat bi mu fayu. loolu waxam la rek ñoo ngi ñaan yàlla jaar fiñ ko jaaroon rek ñoo ngi ñaan yàlla jaar ko fiñ ko jaarale woon. dafa am combat bu am solo boo xam ne Sénégal yëpp ñu ngi ciy waxtaan muy diggante Modou Lo ak Eumeu Sène ñu lay laaj sa impression lan nga xalaat ci combat boobu. combat boobu amateur yi làmb yi ñoo ko soxla combat bi dafa nekk combat boo xam ne ki nga xam ne mooy Modou Lo dafa yàgg a wër roi des arènes ki nga xam ne mooy Eumeu Sène moom da koy yàgg a wër ba yàlla dogal mu téye ko. ndax dina neex a jële si ay loxoom kooku bu combat bi bu jouru combat ba la ñuy xam ndax dina neex a jële si ay loxoom wala déet ki nga xam ne mooy Modou Lo moom yàgg na kaa wut lool waaye saa yu demee ba dara desul lu mooy mu dem si grand combat bi nga xamante ne moo ko war a mën a may mu nekk roi des arènes foofu dafay am jafe-jafe léegi nag moom moo daanoon Eumeu Sène ndax Eumeu Sène day fayu wala ndax moom daf koy defalaat da ko jaarale woon fa mu ko jaarale waat incha allah si kattanu yàlla jour ba lañ koy xam si kattanu yàlla. Boy Pouye yaa ngi ci Sport Inter mi ngi lay nuyu. waaw maa ngi gërëm waa Sport Inter waa mais père yow kañ nga nekk journaliste. mais léegi jàppale rek damay doom rek. mais Boy Pouye tey nga jóge woon ci benn défaite ci Tigo. waaw tey nga ñëw di préparer combat bu toll nii ma gis na ni en forme mais kon yow lan nga nar tey ji ci sa bés bi tey. père yow xam nga ma bu baax ñi ma yar ci nga bokk saa yu may bëre da ngay toog tey dama jóge ci combat boo xamante ne nii dama ci juum addina yëpp yedd ma damay xale boo xam ne dama bokk ci làmb ma liggéey ba xam ne pare naa ma dem ne nañ ma jox Jamso pour ma wan Sénégal ne leen man dama bokk ci làmb ji ne na bu ma ko daanee mu xaru dafa maa xamul moo tax mu teg lool na daas paaka denc dama koy rey non moom dafa ma xeeb xam nga boo gisee làmb ji neex ma man bu may bëree mbër mu xeeb ma lay neex man bu ma la xeebee rek dama yàq sama làmb
mais billahi wallahi nañ bàyyi ba ci kanam daal. boo daanee ba pare ñu waxtaan. waaw bu ma daanee ba pare dinaa ñëw ñu waxtaan ma ak yow. Djily Wade Sénégal yëpp di wax combat Eumeu Sène ak Modou Lo Djily lan nga ñu mën a wax ci combat boobu. waaw Bourkham maa ngi lay fay combat boobu combat la boo xam ni ñëpp ñu ngi ko doon xaar mais combat la boo xam ni combat de tous les dangers la parce que nag combat boobu ku ne gis na combat bi ñu ko bëree ni mu yàggee woon ak ni mu neexee bi ñu ko bëree ni mu yàggee woon ak ni mu neexee combat boobu d'ailleurs sax moo doon combat boo xam ne saison bi yëpp moom moo ci dàqoon deuxième fois bi tamit noonu lay demee rek waaye combat lay doon boo xam ne daal ku ne dinañ xam ni bëree fay feeñ ndax ñaari ndaanoon du bëre kët lañu. mais Modou Lo dafa dem Espagne préparé wu ànd ak ay mbokkam yëpp ñëw daanaka liñ ko def humiliation la mu war a ñëw bëri siwaat ak Eumeu Sène lan nga xalaat ci bu fekkee ni moom ak forme bi ñu yaakaaroon nag yëpp ak la mu ca jëlee loo xalaat ci combat bi. waaw mooy xam nga combat Modou Lo bi mu préparé contre Balla Gaye bi passé daanu na mais ku ko gis xam ni liggéey na def na tous les moyens pour daan li mu doon ñaanloo na ko ñu mu daan entraîné na ko yàlla moo indi défaite te jour défaite moom kenn mënta fexe ba nga am ndam mais cette fois-ci aussi contexte yi du benn moom dafa daanoon Eumeu Sène confiance boobu lay indi waale waat bu ñëwee bi yoon li mu entraîné bu ñëwee day liggéey si pour ñëw am ndam ci kawam ni ko Balla def lay bëgg a defaat parce que day bëgg kenn ku ne ñoom ñett ñoom ku ne daan sa morom ñaari yoon loolu lay indi ci boppam daan naa Balla daan na ma ñaari yoon damay daan si Eumeu Sène ñaari yoon Eumeu Sène daan Balla ñaari yoon loolu lay bëri waale ci boppam pour nekk roi des arènes ba pare xam na ni cette fois-ci occasion bi du yombaat pour mu amaat ko mais Eumeu Sène moom ku ne xam na ne ndaanaanul bëre la waaw parce que am na expérience yàgg na ci am na vécu bi mën naa bëre. Sport Interne mi ngi lay nuyu. maa leen di fay naka mbir yi. sant nañu bu baax. alhamdulilah maa ngi bëgg si yéen lool. mais Assane nit ñëpp di wax ni am na loo am ci Iba Mar sa organisation à chaque fois soo fi organisé lamb ji fees lan mooy sa secret. non dañuy sant yàlla rek amateurs yi moom kenn mënu leen nax boo tëggee lu neex dañuy ñëw de lamb yi moo neex fii ba grand combat bi kenn du ñibbi ndax combat boo jógee rek bi si topp moo dàq. waaw mais juróomi grand combat ak juróomi petit combat loolu organiser ko jafe na wala jafewul. non jafe na trop mais nag ren looloo génn quoi surprise boobu ren moo génn 5 grands combats. kon at mu jot da nga koy utal feem. waaw non at mu jot ak lii ñëw. mais nag dama yaakaar ne da nga am ay partenaires yu baax looloo tax. waaw am nañ ay partenaires nag sant yàlla mais ñu ngi ñëwaat le 13 avril. wuli 2 ambulance bu Thiès Yëgsil Boy Balde Bébé Ama Koña 2 loolu le 13 di nga gis leneen. waaw ma ni looy wax ci sa partenaires yi nga xam ne nag ñoo lay gunge ci say combat. waaw non di leen gërëm rek di leen sant ndax wóolu nañ ma ci liggéey bi may def rafetlu nañ ko te képp ku ànd ak man doo ko rëccu buñ déggee maa ngi yow 10 points dinaa la defal 15. ginnaaw ban sant yàlla julli si yonante bi di gërëm suñu ñaari waajur di sant tamit seen site bi tey jii wax dëgg yàlla muy jëmale lamb kanam quoi waaw. mais lan nga ñu mën a wax actuellement ci saison bi parce que promoteurs yu bëri yaa ngi leen di accompagner ñuy réussir seen i journée lan nga xalaat ni moom lañ ci war a yokk wala loo xam ne lañ ko war a moytu. non promoteurs yi wax dëgg yàlla ren moom extraordinaire quoi non promoteurs yëpp ren moom wax dëgg yàlla seen saison luñ demee baax na quoi wax dëgg yàlla man maa ngi leen di accompagner di leen gunge lépp loo man lu ne maa ngi koy def muy sponsor organisation lépp daal maa ngi si wax dëgg yàlla aussi tamit yow jàpp nga si maanaam say tànk rek laay roy ndax à chaque fois da nga ma daan wax ni góorgóorlul ndax tey ji li nga toppee promoteurs yi jàngat la rek di nga dem ba tëgg làmb te si kattanu yàlla si tànk yooyu laa jëm man daal père li ma lay wax chaque jour man maa ngi sa ginnaaw say conseil rek laay déglu si kattanu yàlla. waaw ñu ngi lay nuyu di sant yàlla ñun yaay suñu mag yow rek sama secret nga parce que di nga ma digal di nga ma xelal ñeneen noonu nawlante la rek nit boo jiitee ay doomu aadama da ngay nawlante ak ñoom boo nawlante ak ñoom rek da ngay indi jàmm mooy yëg leen fonk leen respecté leen loolu rek a si nekk. Alaaj Doudou jiite métti na ni ngay def pour mën a jàppale nit ñi am nga ay partenaires au moins yoo xam ne ñoo lay jàppale ci liggéey bi ginnaaw yow say effort bopp. waaw lii parce que nit boo la yàlla mayee nga am ay nit
léeg-léeg nit ñi sax ñooy dégg dara ne la dégg nañ lii am wala dégg nañu nangam bëgg nañ jàppale kooku nga jàppale leen comme amateurs yi am na ñoo xam ne ay silmaxa lañu ñu ngi jàmm gën defal ay bale ñooñu aussi am na ñoo xam ne dañ leen di jàppale di leen jox ceeb di leen jox lépp di jënd aussi seen matériel ak ñeneen ñoo xam ay handicapé lañu mënuñu liggéey donc nañ leen di jàppale ak ñi nga xam ne ni tey liggéey nañu xëy na retraité wala ñu wàññi leen amateur daal ñooy jàppalante seen biir. waaw mais alaaj Doudou yow da nga doon jàppale manager yi fexe woon ba manager yi di am ay xaru tabaskeek ay suukaru koor léegi loolu looy. loolu dañuy xaar Amadou Ba jël maire de Dakar rek mu ñëwaat. mais combat boobu nekk na Bourkhane combat boo xam ne bii combat bu jaadu la combat la boo xam ne ñun amateurs yi bëgg nañ combat bi. parce que combat bi dafa nekk loo xam ne bi lamb ji dafa nekk loo xam ne lamb ji dafa tëju ci benn côté na mu tëjoon ci benn côté mooy waa Pikine duñ bëri ci seen biir waa Pikine am na ci genn wàll goo xam ne duñ bëri ak waa Guédiawaye kon Eumeu Sène bu jëlee roi des arènes nekk Pikine Modou Lo daan ko c'est normal pour mu bëri ak moom te combat la boo xam ne bii lu bëri am na ñoo xam ne bi nañ ciy séntu duñ ko ci gis lu bëri luñ ci nit ñi amateurs yi séntu duñ ko ci gis yow li may wax xam nga ko parce que xam nga li may wax Eumeu Sène dafa am fu mu egg Modou Lo dafa am fu mu jugee comme naa ne dafa mu jugee dafa nekk lu garaaw fu mu jugee dafa génn ci affaire bu garaaw boo xam ni pour mu relever waat day métti torop te Eumeu dafa ñam lu neex ñam lu naqari ba tey ju lu neex fi ñu toll nii jëlee ko fi day jafe torop sax te nag dafa nekk affaire boo xam ne bii Pikine dafa ci nekk seen premier combat roi des arènes ngi nii Eumeu da koo jël premier combat bi nekk premier combat bi mu jëlee roi des arènes mooy contre Modou Lo Pikine ñëpp nekk benn nag ànd ak moom day naqare daan. jërëjëf Bour man a fay ba pare di nuyu waa Sport Inter Mbaye Sène suma frère maa ngi koy nuyu di nuyu seen groupe bi yëpp xam nga combat bi nga xam mooy Boy Niang ak Lac de Guiers 2 combat amateur la comme ni nga ko waxee amateur yi ñoo ko soxla man loolu laa bëgg combat dañ koy togg ba mu ñor léeg-léeg mbër tëb jaa laaj benn mbër da ngay xam ni kenn ki dafa war a liggéey ba egg si mais combat Lac de Guiers numéro 2 Boy Niang combat la boo xam ni dafa ñor parce que booy Lac de Guiers 2 bu doon bëre ak Ama Lac Ama la ñuy wax mais tey jii boo nee Ama xaw sa xel dem ci Boy Niang ku fóotal mbëtturoo ci bar donc moo tax combat boobu combat la boo xam ne ñoom ñaar dañu war a fekk si ñi ci kaw kaw gi dafa wét te Ama Boy Niang il faut ñu yéeg fekki leen ak ñeneen ñu mel ni ñoom moo tax c'est normal combat Lac de Guiers 2 Boy Niang combat la boo xam ne man du ma ci pronostiqué que le meilleur gagne. jërëjëf Sala Bigué kii Bour Gueweul lañ ko. jërëjëf tonton Bourkhane yow it ngay ndaanaan macha allah Boy Niang ak Lac de Guiers numéro 2 combat la boo xamante nii combat calcul la waaye combat la boo xam tamit ñaari ndaanaan ñoo koy bëree ndaxte boo nee Boy Niang ci calcul macha allah nga ni Boy Niang ci dal ak teey ak am liggéeyu combat soo ko xoolee rek ci Boy Niang da nga koy gis mais loolu yooyu qualité tam boo ko xoolee ci Lac de Guiers da nga koy gis ñoom ñaar am na lu ñu xaw a bokkale kon combat la boo xam ne calcul ci kaw calcul. ku gën a ëpp calcul mooy daan. stratégie mooy daan waaye nag mën nañu wax ni combat mag la ak ndaw waaye nag li ñu magandee ci at bareewul lool mën nga ni combat la rek combat la Boy Niang mën naa am ndam Lac de Guiers mën naa am ndam mais ñoom ñaar ñëpp ay mbëru calcul lañ ci calcul la ñuy bëree ci ndoxtu yaa ma gën a xam loolu. yaa ma ko jàngal. am liggéey bu rëy boo xam ne liggéey nga ko fi. toog ba yow sa bopp yaa démissionné sa bopp tey yan apport ngay def parce que xam naa ni génnoo ba léegi ci amateur yan apport nga yaakaar ni war nga ko mën a def pour que bureau bi di gën a dox. maa ngi lay fay Bourkhane di rafetlu sa laaj bi maa ngi toog nag sama rakk suma xarit Alaaji Doudou Diagne Diecko mi nga xam ne doxam waxam lépp si làmb la. yaakaar naa ne moom kenn du ko laajte si fen foo ko laajte si lam nga ko xamee donc su ko yorewaat ko dafa fekk muy yor bu mucc ayib mais su fekkoon yor bi baaxul su ñëwaatee du sotti donc maa ngi koy gërëm di ko sant si li muy doxalee man sama xel dafa dal parce que suma rakk la suma xarit la donc laaj bi ma laaj nag man nag amateur la dimanche bu nekk dinaa ñëw. tey nag li tax ma kontaan dama ñëw toog ak sama président laa toogal donc dama am kontaan bu rëy daal. Alaaj Thierno ñëpp xam CNG fi mu jëlee ci làmb ji ak fi mu ko indi
tey ngeen commencé seen saison ba daanaka xaajal def mi-saison tey lan ngeen ñu mën a wax ci li ngeen jot a liggéey ak arène nationale bi ni ñu ko démarré lan nga ñu mën a wax ci liggéey bi. waaw liggéey bi moom jeexagul xawul jege sax jeex waaye fi mu nekk ñu seet xanaa sant yàlla parce que bi ñu commencé ba léegi gisuñu fi benn problème bu tax ñuy wax maanaam violence amul mbëri dañu gën discipliné supporters yi itam discipliné ñu ñaan yàlla mu continuer ci wàllu arène bi nag ministre bi ci mbaaxam moo ne ñu seet nu ñuy def pour mën fa commencé bëri parce que amagul administration donc ak direction des infrastructures chaque fois bu amee combat dañuy waxtaan ba tënk dara daal ne bon nii la damaa ngi dégg nag dañu naan frais de location dafa cher fi mu nekk nii amul frais de location participation aux charges la parce que stade bi il faut que ñu nettoyer ko avant lamb après lamb te loolu dañ koy fay amul personnel donc li ñu leen di laaj pour ñu bokk ci li ñuy charge yi fa nekk rek pour le moment cahier de charge bi pareegul parce que bu cahier de charge bi pare si la ñu xam exactement ñaata la ñu war a fay ak naka la ñu war a def. jërëjëf Alla Thierno mais affaire cumikaay yi ci départ bi dañ doon wax cumikaay yu nekk cumikaay A cumikaay B c'est-à-dire gauche wala droite mais cette fois-ci dafa am benn place rek boo xam ne foofu la ñuy dajale mbër yëpp est-ce que bu ñu amee combat bu mag dinañu changer stratégie nga yaakaar. non xam nga loolu ba tey ñu ngi doon jéem a seet naka lañ koy organiser loolu tax boo seetloo am na ñu dañ leen boole ñoom ñëpp ñeneen ñi ñu ber grand combat yi et cetera ñu ngi seet formule bi gën accès gu ñu si naka lañ koy réglé buñ ko réglé dinañ xam fan la nit ñi war a toog sans problème. parce que man dama gis place boo xam ne dafa mel ni dañ ko prévoir am na canalisation bu fa am boo xam ne même boo sangoo sax dafay jaar ci suuf alors est-ce que foofu xalaatu leen bu dee combat bu mag am na mbër yi placé fa parce que déjà dina tax du am encombrement te ba pare dinañ fa mën a nekk. bari na yu ñu xalaat pour def ko combat bu ci nekk ak naka lañ koy jànkate buñ ko jànkatee ba pare yan matuwaay lañ war a jël pour loolu war a jaar yoon. donc non y' a pas de problème pour le moment y' a pas de problème fii ak ñuy àgg ci grand combat dina fekk li ñu war a def yëpp ci réglage ñu def ko. jërëjëf Alla Thierno. jour rek man lu ma am ci àdduna làmb ma ko may kon lu ma mën a gis ci làmb ji mooy ça va alhamdulilah mais am na lu des mooy dama koy ñaan le président de la république mu wax société yi nekk ci dëkk bi yëpp ñu jàppale jeunesse bi ci làmb ji te xam naa ni président mandat bi muy toog dina ci jeunesse bi la koy gën a def te xam naa ne du fàtte làmb ndaxte làmb président da koo bëgg te xam naa ni incha allahu rabbi dina jàppale promoteurs yi ci société yi fi nekk pour ñu ñëw sponsoriser parce que lu toll nii ak jeunesse Sénégal nu ñu ko bëggee ak lu mën a dimbali ci doomu aadama kon dina leen jàppale kon boog làmb ji daal loolu moo ci xaw a manqué li ma ci gis nag mooy gis naa ay xale yu bari yi nga xam ne wax dëgg yàlla ku leen jàppale mu dem na waa quartier yi jàppale leen ñu gën a góorgóorlu waaw loolu moom neex na ma trop. Balla Gaye 2 nga bëre sa carrière ba mu jeex am na xalaat ci sport loo war a def biir Pikine wala ci biir Sénégal gi rek loo xam ni xalaat nga ko investir ci affaire làmb moo xam defaraat sa école la wala defar saal wala tëgg làmb lan nga ci xalaat. non man wax dëgg yàlla mun naa ñëw si làmb rek mais man maa ngi ci wàllu élevage bi laa gën a viser sama liggéey parce que làmb dafa bëri ay problèmes yu si am vaut mieux ma ñëw toog si mais teewul. ñi ma war a jàppale dinaa leen jàppale li ma si war a def it dinaa ko si def ndaxte écurie Halpulaar mu ngi fi am na li nga xam ne ñu ngi koy préparé c'est que bëgguñu wax ñu ngi ne pat ba fan yi dina am ay champion jël. xar mayu la li nga doon léegi nag li nga doon yow ba tekki ci ba mën a am ay xar. xanaa xalaat nga defar benn salle d'entraînement wala dundalaat écurie Halpulaar ak yu mel noonu. non écurie Halpulaar mu ngi bëre am naa ay booy ñu ngi bëre ñu ngi am ndam ba booy mu ngi fi yeneen booy yi ngi fi ñu ngi bëre. mais man li ma gën a def mooy bugguma gàcce il faut que ma defaraat xool ay xale yi nga xam ne yu baax ma recruter leen indi leen samay kiri defar leen pour Halpulaar parce que écurie Halpulaar mënul fay ndaxte am na ay kilifa Halpulaar yu mag yi ma woo barke démb jox nañ ma presque presque 1 hectare pour li nga xam ne dañu war a investir pour écurie Halpulaar ku jóge Fuuta Matam Xunaare ñëpp ñu ñëw mu nga jëm ñaajo terrain bi
ñu ngi préparé ak ay kilifa am na lu ñuy waaj mais bëgguñu wax daal ñu ngi ne pat. Moussa après Balla Gaye au moins xanaa am na beneen xale boo xam ne xalaat nga ko tàggat. Vous savez, je suis ici pour aider les jeunes Sénégalais. Je suis un Sénégalais, un fils du Sénégalais. Je dois beaucoup au Sénégal et tout fils sénégalais qui me prendra contact avec moi et voudra travailler avec moi, pourquoi pas, ce sera avec plaisir. Je veux dire que tu ne dois pas arrêter ton travail sur Balla Gaye simplement, mais peut-être tu dois entraîner d'autres poulains au Sénégal. Bon, ça je n'exclus pas, mais pour l'instant la seule personne qui me fait confiance, c'est Balla Gaye. Donc je ne peux parler que de lui présentement, mais j'attendrai la proposition de d'autres personnes. Je suis un fils du Sénégal et je suis ouvert à tout dialogue. yàlla nañu yàlla jàmmal ku feebar du mel ne Doudou Seck samay kër laay di jëndi ku nekk sañ ngaa di jënd sa kër baay boo dee taaw am déet. mais looy wax ci espoir yi. waaye dama leen di seetaan di bég ndax Bourkhane yow li ngay def ci dëkk bi ak di ko yeetee ak dinaa ñëw sax ñu toog ñëpp di seetaan ko parce que tu es un grand quelqu'un représenté nga Sénégal hors du pays. représenté nga Sénégal ca ba armée méttee yal na la yàlla jàmmal Bécaye nag bàyyi ko suma doomi ne la mais dama ko wax dëgg ni deex wax lu ko wóor. Bourkhane maa ngi lay nuyu di nuyu waa Sport Inter ñëpp di leen ñaanal jàmm ak salaam yàlla defal leen ko. amateur yu bari di wax naan soo moytul combat Boy Niang ak Lac de Guiers déwén la jëm kon nag bu ñëwee ba ci wetu Baye Ndiaye dinañu rassurer pour xamal ñu ni mu ngi taxaw ci combat bi te saison bi la koy. loolu moom nit ñi xam nga ku nekk ak sa wax rek yow mi ménagère mën naa la sax yaay ñaari ménagère parce que benn ménagère bu nekk rek mën na représenter benn morom ménagère am yow mi ménager ñaari mbër yi wala ménager benn mbër muy Boy Niang numéro 2 xam nga ni combat bi du gën ren incha allah ñun nag baaxoon nañu combat bu am coow tant que amul coow du ñu neex di la wax loo xam ne waxaguma ko fenn
combat bi mois de juillet lay doon incha allah ci début juillet bi dinañ jàpp date bi ñu ngi ciy liggéey suñu paree rek dinañ woo presse bi woo ñëpp ñu annoncé leen ko incha allah. est-ce que Albourakh am na yeneen perspective ci làmb wala moom bii rek lay def ci saison bi. non actuellement saison bi dafa xaw a gàtt parce que ñu jógee ci campagne jug ci coupe d'Afrique jug ci koor gi benn rek la ñuy def ba déwén ñu programmé jéem a def ñaar wala ñett incha allah. jërëjëf Baye Ndiaye. waaw moom daa bëgg a wanewaat boppam te man daa am fu mu bëgg a yegg ci làmb kon nag en tout cas bu dëggalee loolu làmb ji du yomb incha allahu parce que du ma ko may dara parce que dañ ma yaakaar am fu ñu may séddu maa ngi ñaan yàlla yegg foofu ci kàttanu yàlla incha allahu jaajëf père. guy gi tey ñu fekk la ci làmb ji nga jógee ci victoire boobu ba léegi sa combat di tardé pour ñu la laaj lan moo war a téye sa combat. waaw xaw ma mais ñi ngi suñu entraînement ñi ci la nekk tey làmb ji xam naa élection yi juboon ak coupe d'Afrique beeg yooyu dañuy jouer ak promoteur te xam naa tamit yoruñu xaalis di ñaan yàlla sponsor yi ñëw suñu combat mën a gaaw a taxaw muy combat bu métti combat jànq bañ a nekk combat mag daal la ñuy ñaan yàlla ñi suñu dox daal di entraîner mais rek suñu rakk moo am combat muy mbéytin di ñaan yàlla may ko ndam Pambaay di bëri la set di ñaan yàlla may ko ndam parce que njiit daa métti man maa jiitu kon fale ga rek ma def lu ñu xoolee ci man quoi. waaw mais guy gi ma gis ci benn journal nga ne Ama nga ñëw ñu bëriwaat. non woowu ma ko de. non mag ci journal laa ko gis. waaw non woowu ma ko de dama ni. waaw dañ ma jël laaj ma leen du ma ci laaj ma leen fekk ñu ne day jëli Siteu ma leen bëreeg Siteu ci 50 millions moo gën bëreeg man ci 200 millions parce que xam na la fa nekk loolu moom laa waxoon mais du ma ko laaj parce que maa mujj ci kawam maa ko duma 2012 duma yoo xam ne amul fenn 2012 amul fenn kon boo paree nit ki pare nga ñu ni màgg nga boo ñëwee rek moo doon xaar ba xam pare nga humilier ma comme man mais nag li ci kanam la wala déggoo li ma la wax bu ñu ma fayee lu ko jaral mu ñëw ñu leeral parce que combat leeral lay doon 2012 dama ko duma ba muy wàcc stade bi ñu lëng ko muñu bi mu nangul ma sama mën a bëree kon tey bu demee mu fàttalu bu mu fàttal loolu quoi loolu nekkoon lii moo ëpp li fi nekkoon foofu revanche bu amateur yëpp di xaar waaw bu paree rek man moom buñ ma foogoon tey bu ñu ma fayee li jaral dimanche bi di ñëw ma bëre moom jaaxaluma 2 heures dafa mel ni guy gi mi doon gis ak guy gi mi gis tey jii dafa wuute non bëri na père yoo xam nga ci dara guy gi mi bëreeg Boy Niang guy gi mi bëreeg Tapha Tine guy gi mi bokk woogul dama am lu ma bëgg samay morom mënuñu ma du ma nekk di wax sax ñu xam ne may def mais mbër mu bañu lëng la bàyyi ma fi. jërëjëf guy. waaw maa leen fay bu baax a baax. waaw Mame Balla tey jii nga gëj a bëri ci làmb ñu boole la ak benn xale boo xam ni dafa mbër lañ koy wax bi ma ko laajee dafa ni ma waa parcelle ñoo ma yónni yàkkamti ma kii mos ànd bi sifflé ma def ko benn waaye tam Mame Balla yow loo may wax. waaw man tamit gannaaw ma sant yàlla julli si yoonte bi maa ngi nuyu waa site bi yëpp di nuyu mbokk Sénégal di nuyu samay mbokk combat préparé naa ko dama ko war a préparé dugg seeg bismillahi rahmaani rahim di ñaan yàlla gën seeg alhamdulilahi rabbil alamin am naa seq bu wér na damay daan booy bu soobee yàlla yoonte bi parce que liggéey naaw mais est-ce que yaakaaroo ngeen déparé xeex mujjee ci bëri. waaw ba tey lu ne mën na am parce que yow yaay lamb loo wax rek loo lamb la. Mama